sant leen gërëm leen ci ànd beeg télévision Futur Média benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na li ci gën a fës Abdoulaye Ndiaye gunge nañ ko ci këru dëggam mu ànd ak ay njabootam ak ay mbokkam yi mu daan liggéeyandool fii ci groupe Futur Média ñoom ñëpp nag wax ci ñàkk bi monde de la culture ñàkk Ndiaye nekkoon ab nit ku baax ku mën a reetaan ku ubbeeku di ngeen dégg ay seede ci way dawlu bi ci kanam tuuti lay doon. mu mel ni njàqare am na wala tiitaange bu rëy sax ci njeexitalu année scolaire bu ren jile syndicat jàngalekat yi SAEMS ak CUSEMS door nañu seen 11e plan d'action bokk na ci ab débrayage tey jile ba 9h jotee te ñu bëri topp ko dinañ it banque seeni yoxo ci examen yi li ñu bëgg mooy gouvernement bi wàccoo ak dogal yi ñu jëloon ci ndaje bi ñu mujjoon a séq ak moom. menuisier ak ébéniste yi nekk fii ci réew mi nag di yëglu nee nañu bant bi dafa cher loolu njëg gi ci dolli yeneen yi ñuy jëfandikoo itam noonu la njëg gi yokkoo ñuy ñaawlu itam dagg gi ñuy dagg garab yi di ko saax-saaxee ci biir réew mi te mu indi ay jafe-jafe ci seen liggéey boobule. xibaaru biti réew yi bokk na fële ca États-Unis tey jile réew mi yeewu ci ab naqar ginnaaw benn fusillade maanaam fetalante wala bokk fetal bu amoon ci benn école primaire ba ca Texas lu toll ni ci ñaar fukki nit ak benn ñàkk ci seen bakken la ca ëpp ay xale lañu woon ka def lu ni mel tolloon ci fukki at ak juróom-ñett ñu ne moom police moom tamit mujj na ko faat loolee lépp tënk la nes tuuti ñu yaatal ko. Abdoulaye Ndiaye nekkoon fii ci groupe Futur Média nekkoon artiste humoriste moom nag jébbal nañ ko suñu borom tey jile ca Yoff jàmmalaay ginnaaw ba mu dëddoo àdduna démb moom nag ñu bëri teewoon nañ foofule te ngeen miinoon kanamam bu baax a baax ci lu mel ni Kouthia Show wala sax nag Allo Présidence bi doon jàll ci rajo bi mu di seede yoo xam ne yëpp daanaka benn la ci nit ki mu nekkoon ci njiit yeeg ñi nga xam ne ñoom la àndaloon di liggéey fii ci biir kër gi ñuy wax ni kon nit ku baax la woon daanaka ku ubbeeku foo ko gisee rek daanaka ay gëñam ngay gis ñu jébbal ko sunu borom sànk kon Habib Faye ak Amadou Ba teewoon nañu foofule ca Yoff Jamalay bu noppee Pape Samba ñu dem seetaan ko. mu mel ni noppeegul Habib Faye ci kanam tuuti dinañ ci ànd ak moom ci Abdoulaye Ndiaye moom nga xam ne ñu ngi ko doon jébbal sunu borom sànq la woon ñu wax ci faatub Kiné Gaye fële ca Pikine moom ki nga xam ne moo def lu ni mel wala ñu njortu ko moom mii di Xaasima Ba tey jile jàkkaarloo na ak procureur bi ginnaaw reconstitution des faits bi ñu amaloon démb ca Pikine rue 10 maanaam ñu indiwaat ko ba fa ñaawteef ba amee woon mu wax naka la def ba faat soxna soosule di fàttali ne aljuma ji weesu la woon te mu jamate ko ay paaka ay yooni yoon ba mu mujjee wuy ji suñu borom. leneen luñ doon wax sànq ci ndorteelu xibaar yi muy grève bi waa SAEMS ak CUSEMS fas yéene amal ndax tey jile ab débrayage la ñu amoon ñoom ñi le ba 9h jotee la ñu bank seeni yoxo jàngaleetuñu syndicalistes yi bokk na ci li ñuy naqarlu ñu ne ba ñu mujjee toog waxtaan ak gouvernement bi yenn ci ay dogal yu ñu fa jël lu ci mel ni ci wàllum payoor gi ak yokkute yeeg lu ne mel gouvernement bi defu ca dara ñu gis ni ab yabel la ba tax na nag ñu sóobu ci ab ñaxtu ci moyen secondaire bi ñu gis ni respecté nañ ko bu baax a baax te yëf yi sax nag dina wëy ndax ajuma bu jotee itam dinañ amalaat beneen débrayage samedi ñu amal ab grève totale lundi ak mardi itam débrayage lañ nar a amal bu 9h jotee dinañ bank seeni yoxo ci ay yëngu-yëngu yu bari lu ci mel ni évaluation yi activité physique ak sportive yi ak activité cellule pédagogique yi waaye tamit examen yi ñu ne duñ ci def dara. yeneen ci ay liggéeykat muy ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca trésor ñoom nag nee nañu am nañu ay jafe-jafe te ñu ngi ko tënk ñu ne ci juróomi poñ li ñuy naqarlu mooy anam yooyu nga xam ne moom la ñuy defee seen liggéey syndicat bi di woo liggéeykat yi ñu gën a taxaw temb kon ngir bu ko laajee ñu jàmmarloo waaye ñu gis rek ni war nañoo mën a waxtaan ak kilifa yi nekk ci ñoom seen bërëb boobule ñuy liggéeyee dañ ciy déglu Bamba Cissé moom mooy secrétaire général syndicat bi ci micro Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye ca Mbour boobu ñu amaloon ab ndaje.
xamee ne jàngat nañ jafe-jafe yi ñu déglu bi ñu dégloo liggéeykat yépp jafe-jafe yi boo xoolee dafa tënku ci juróomi point benn bi mooy affectation yeeg gestion ressources humaines yi daal de manière générale mooy nit ñi seen i déplacement seen i affectation seen i avancement yu demee noonu loolu jàmbat la boo xam ne travailleurs yépp émettre nañ ko. beneen bi mooy sécurisation poste comptable yi bon beneen point bi muy adaptation fonctionnelle et organisationnelle bu service sous direction générale comptabilité publique yi parce que dañu nekk ci contexte réforme parce que changement bu amee il faut que service bi adapté wu ci changement bi bu bañ a des ginnaaw bon beneen bi muy régime de responsabilité bu comptable public bi ba nga xam ne ëllëg bu problème amee ñu xam kii lim ci moom ak lim ci moom ci li nga xam ne moo di faute yi nga xam ne constaté nañ ko bon beneen bi muy condition de travail ak d'existence agent yi mooy nekk bi ak nekkin bi may profito di xamal travailleurs trésor yi que ne contexte bii ñu toll dafa laaj mobilisation ak engagement ak détermination pour ñu accompagner syndicat bi mu jël en charge problème yi ci kër yi yàlla dogal na ne bi ñu commencé suñu mission ak léegi bëri nañ ay acquis yoo xam ne am nañ ko lépp ci kaw naxante te autorités yi ubbil nañ ñu seeni bunt ñun li ñu soxla rek mooy accompagnement ba nga xam ne lépp loo xam ne jafe-jafe la ci. groupe BNP Paribas nga xam ne dafa actionnaire ci 55% ci BICIS bi nekk fii ci réew mi moom dafa fas yéene jébbal ay paaram beneen groupe mu di ab xibaar bu ñu biral ñaar fukki fan ak benn ci weeru février bi ñu weesu ba léegi ñu yëgal ko liggéeykat yi foofule loolu nag ñu am ci ab njàqare ndax groupe bi daanaka ci ay réew yu bëri yoo xamante ni bàyyeekoo nañ fa lu ci mel ni Guinée Mali ak Burkina ñu gis ni ay jafe-jafe képp la jural ña fa doon liggéeyee ba tax na ñoom ñiy liggéey ci BICIS nag di yëglu jamono ji laata yëf yi di gën a metti démb lañ taxawoon ci buntu seen liggéeyukaay boobule di wax askan wi li nga xamante ni bëgg nañ ko lu ci mel ni ñu bañ leen a sànk ci seen liggéey boobule waaye tamit am ab déggoo boo xamante ni liggéeykat yi duñu loru benn yoon ci reprise boobule waaye ñu ubbil leen capital bi maanaam ñu bokk ci am ci ay part ñoom ak tamit ñu wax leen ci nu mu gën a gaawee ñan ñooy repreneur yi maanaam kan lañ nar a sédd 55% yooyu la ci société bi. loolee la ñu wax terewul sax état bu Sénégal moom daanaka téeméer boo jël am na ci ñaar fukk ak juróom ci action yi waaye liggéeykat yi nee nañ état bi na leen déglu bu baax a baax ci seen jàmbat yooyu yëpp ñu ne fas yéene nañu dugalaat bokk seen préavis de grève bi nga xamante ni ñu ngi ko amaloon fan yile weesu ngir ñu mën a gën a dégg seen i jafe-jafe. Dakarnave dañ fa def ab benn audit maanaam ñu càmbar ko te li ca tukkee mooy dañoo nemmeeku ni 202 milliards ci suñuy koppar état bu Sénégal ñàkk na ko ci ab liggéey boo xam ne société des infrastructures et des réparations navales di SIRN moom moo amal kon càmbar boobule directeur général bi jàpp ni lañ ca nam rek mooy fexe ba wax kilifa yi fi ñu toll ci contrat bi diggante état bu Sénégal ak Dakarnave Saliou Samb doon bokk ci benn daje boo xam ne dañ ci doon certifié ab usine buy defar gaal yooyu la nga xam ne en fibre de verre lañ koy amal ca Mbaling nekk fële ca département bu Mbour Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. nguur gi ñàkk na lu ëpp $200 milliards ci sunu koppar ci contrat bi nga xam ni dafa jëm digganteem ak Dakarnave bu ñu sukkandikoo ci ab audit bi nga xam ni société des infrastructures de réparation navale ñoo ko def. son excellence le président Macky Sall dafa nekk ci benn yoon boo xam ne lu ñu naan gestion vertueuse bi mu laaj ci affaire li nga xam ne askan wi moo ko moom ñun tam ba mu ñëwee ñu jox ñu SIRN ñëw fekk fa loo xam ne 23 ans ñu joxoon ko ay benn concession la woon joxoon ko ay étranger ñu yore ko donc pour man ci càmbar li fa xew mun a wax li fa nekk mun a joxe ay recommandations suñu kilifa dafa nekk loo xam ne mooy war. SIRN di wéyal projet bii nga xam ni dafa jëm ci soppi gaal yi lu ëpp fanweeru gaal yi nga xam ni fibre de verre la war nañ koo jox nappkat yi ci weeru juin bi. am na lu mat ay plus de 34 pirogues yoo xam ne ñu ngi xaar pour ñu mun ko jox financé ko jox ko pêcheurs yi donc am na comité pilotage boo xam ne def nañ ko boo xam ne ANAM a ngi ci DSP mooy surveillance des pêches mu ngi fi direction des pêches mu ngi fi ANAM waa SIRN ñëpp a ngi ci ak constructeurs yi. fi mu ne nii ñetti usines yi nga xam ne dañuy defar gaal yu bees yooyu jox nañ leen ab kayit buy wane ni mën nañ koo def. parce que pirogue en fibre de verre dafa bëri ay avantages donc avantage yi ci am benn mën nga ne côté environnement
daanaka doo jarul ñuy yàq suñu ay àll wala suñu ay forêt pour defar pirogue yi. donc deuxièmement côté sécurité beneen bi mooy côté économie ndax consommation en carburant taxu ko bari te njëg li tamit daanaka cherul. usine bi nga xam ne dafay defar gaal yu ñu duppee fibre de verre di xamle ni dina bokk ci ñu yeesal lii di pêche artisanale bi. menuisier yi ñoom li ñuy naxarlu mooy bant bi ñuy faral di liggéeyee jamono ji njëg gi ni mu jéggee dayoo ak yeneen mbir yu ñuy jëfandikoo ngir defar ay lal armoire ak lu ni xeetoo ginnaaw ba ñu dajalooyee ci benn mbootaay ñu duppee ko collectif pôle national des professionnels du bois jàkkaarloo nañu ak taskatu xibaar yi ngir wax ci jafe-jafe yooyu la waaye itam ñuy wax njiitu réew mi mu def kéem kàttanam ngir ni ñuy saax-saaxee bant bi ci biir réew mi mu wàññeeku bu baax a baax ndax lim leen di jural ci ay loraange kenn xamul nu mu toll Ibra Kandji moom moo yor seen kàddu ci micro Abdoulaye Anne. ndax te kat ñun li ñu métti mooy bant yi seer yi nga xam ni wax dëgg yàlla nit ñi teg nañ ko suñu kaw. ñu koy jooytoo nag fépp côté bu ne moo tax ne tey jii ñu yend fi pour encore jottali ko fi ndax mu gën a mën a egg ci président de la République bi nga xam ni moo yilif Sénégal gi yëpp mu wax ci bant yi ndax bant yi seer na ba fa seeraayam pont yi seer na. kol gi seer na ministère yaa ngi bëgg a dee. commande boo xamante ni pour tey jii nga eggale ko problème lay doon te commande bi pour nga commander nit ki léegi pour nga wax ko prix bi nga xam ni moom nga war a liggéeyee problème la. ba tax na fi ñu toll nii ñëpp ñu ngi daw jëm ci bant bi nga xam ni mooy suñu bant local bi ñu am muy wén ak dimb ndax fi ñu toll nii Sénégal métti na métti boo xam ne boo fa jëlee commande dibutu tey nga dee waxuma la dara waaye doo nelaw boo tëddee doo nelaw kon dañuy dem ci li nga xam ni mooy sunu. bant bi ñu am Sénégal muy dimb ñun ñëpp fa la ndaw jëm ndax kenn mënatul gis bois rouge comme ñi nga xam ne ñi ngi di bantee su ñëwee jooytu ñu leen bant yi dafa seer ñu ngi naan bant yi ma nga seer si douane ba kon nañ jéem a wàññi douane ba nga xam ne dinañ mën a yombal matériel bi nga xam ni ouvrier yi menuisier yi Sénégal soxla nañ ko nañ jéem a def tout wàññi douane bi wàññi taxe yi bañ mën cee jot. ci wàllu mbay mi ñu ngi daje fële ci diwaanu tubaab jàllaw di waxtaan ci solo sa agroécologie ndax jamono ji dañoo jàpp ni réew yu bëri yu seq Sahel moom moo nekk seenu pexe ngir fexe ba lépp lu ñuy jëfandikoo ci wàllum lekk ñu koy bayee ci seeni réew. forum régional bi ñu jagleel transition agroécologique ci wàllum moom sa bopp boobu ci dundin ñu ngi koy amal ci kon ñi nga xam ci kilifteefu organisation terre solidaire te agence française de développement di leen financé ñu dem ca Tëngéej fekk ji fa Abdou Diouf Diagne ak Ahmadou Bamba Samb. ci li nga xam ne nag moom moo soxal mbay mi nga xam ne nag du am engrais réewu Afrique yi nag daal di nañuy def ay jéego yu am solo ci at yi nag ñu daal di génn ngir nag daal di saxal jéego yooyu sax moo tax nag ñu daal di amal am ndajem waxtaan moo xam ne dañ ci sottante xalaat ngir nag daal di xool yan pexe nag la ñu mën a tekk ngir daal di mën a wéyal li nga xam ne moom la ñu duppee agroécologie. ak samay collègues yi nekk ISRA liggéey nañ ci fu mel ni Lendeng liggéey nañ ci fu mel ni Kaay Mauritanie ak yeneen gox ci biir réew mi ñu bokk kook liggéey ko ak producteurs yi ñu won leen ne mën nañu produire sans pour autant ñu utiliser engrais ñu bokk kook ñoom ba ñoom ñu gisal ko seen bopp xamal ko seen bopp te yaakaar naa loolu moo tax ñu daje fi ngir gën a weccoo xalaat ci idées yooyu xam ne jot nañ koo def ci terrain bi ak ñoom ak producteurs yi. nekkul ne nag lépp moo ñoŋ am na lu bëri loo xam ne nag war nañu koo xoolaat bu ñu bëggee li nga xam ne nag moom la ñu duppee agroécologie di mbay mi nga xam ne nag du am engrais doon li nga xam ne nag dafay tax nag réewu Afrique yi moom seen bopp ci wàllu dundu. biñ ci gën a jonk benn la mooy producteurs yi yaakaar nañu tey jii mënuñu produire te amuñu engrais ndax loolu moom dafa xas a dugg seen bopp yi mais nag ça ne veut pas dire que duñu mën a changer. ñi ngi waxtaan ak ñoom di leneen woon également li nga xam ne xëy na bu ñu ko defee mën nañ produire te duñ jëfandikoo ay engrais mais problème bi moom mooy loolu tey ji Sénégalais ba buy béy dafa yaakaar ne bu amul engrais rek maanaam rendement am du baax. ay kuréelu baykat yu bëri ak ñi nga xam ne tamit ñoom ñooy jàppale dëkku kaw yi daal dinañuy bokk nag ci ndajem waxtaan moomu nga xam ne kuréel gii di terre solidaire moom moo ko daal di organiser te nag agence française de développement daal di koy financer. jërëjëf Abdou Diouf Diagne ñu wax ci wàllum paju mi yàggatul dara ay nit yu dëkk ci ay île nekk fale ca Saloum dinañ mën a jot ci paj mi ci nu mu gën a yombee ndax association Ñominka sénégalo-tourbalaise daanaka amal na benn projet ngir ñu fas yéene tabax foofule benn
centre de santé ca Mbundé nekk ca commune bu Njirna. association bi nag mi ngi dajale ay nit yu bàyyeekoo ci île yooyu le te nekk fële ca biti réew dañoo bëgg a jàppale seen askan rawatina nag soxna yi nga xam ne ñoom ñoo ciy sonn lu ci bëri reportage ca foofu Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey. projet bi nag ñi ngi ko lancé ci Ndangaan Sambu féete ci commune bu Fimela association Ñoominka sénégalo-turbalaise nag ñoom lu ñu yàggoon a mbëbët la mu di tabax ab centre de santé boo xam ne bu mucc ayib lay doon ci île du Saloum yi rawatina ci village bi di Moundé. île du Saloum moom am nañ ay poste de santé mais dañoo bëgg a améliorer plateau technique bi matériel yi nga xamante ne amul ci yeneen poste de santé yi amul ci yeneen case de santé yi ñu def ko foofu ba nga xamante ne lii tax ñuy traversé di dem ay Joal di dem Foundiougne di dem Jifeer wala Ndangaan Sambu ñu yem foofu. matériel moo leen manqué donc ci loolu lañ bëgg a jóg île du Saloum amuñu laboratoire radiologie amuñu ko ay pédiatre amuñu ko ay dentiste amuñu ko te loolu yëpp war nañ ko am. ab centre de santé nag am na ci île bu Niodior waaye nag doyul ngir mën a faj soxlay askan yi nga xam ne ñoom ñooy yeewoo ci ñaar fukki île ak juróom-ñaar yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci département yu Foundiougne ak itam Fatick. pour ñu jéggi ndox dem ci dëkku fajukaay yi dafay xaw a difficile ñu ne xaaral ñu tabax fan lañ ko war a tabax mooy Moundé fi ñuy wax Moundé ci site bi foofu la ne mais soriwul Bassar soriwul Jinda soriwul Caalaan soriwul Ngajoor Siwo ak Falia soriwul fa ñu ne nañ ko teg foofu comme ça ku jóg rek dem faju. ay autorité nag yu bëri teewee woon nañu cérémonie bi ñu doon lancé projet bu ni mel mu bokk ci préfet bu Foundiougne ci xew-xew boobu sax la ñu profito mayaale ab appareil d'échographie jigéen ñi yeewoo ci dëkku ndox yi. ndaxte tey jii une femme bu jógee Caalaan wala Moundé bëgg a daw ba di def échographie loolu ku ne xam na ne metti na waaye tey bu ñu jëlee échographie teg ko foo xam ne ni soriwut ci biir île yi nga xam ne quelque part ngay dem def ñu defal la sa consultation nga ñibbi loolu dina dal suñu xel bu baax a baax. association Ñoominka sénégalo-turbalaise nag atu 2015 lañ ko créé ñi ci bokk ay nit la ñoo xam ni ci île du Saloum yi la ñu cosaanoo te nekk ca bitim réew. fanweer ak ñeenteelu édition pèlerinage marial bu Popenguine te ñu jagleel ko Mariama mu sell mi dinañ ko amal juróom benn fan ci weeru juin comité régional de développement amaloon nañu ko ci teewaayu gouverneur bu région kon région bi comité d'organisation bi ak service état yi ñëpp nag nekkoon foofu ak ci ministère de l'intérieur ñoom ñu ngi nag joxe rawatina sax ministère de l'intérieur mi ngi joxe ay xibaar ne daal dinañ def seen kéem kàttan ba lépp jaar yoon ci xew-xew diine bu mag boobule ay jumtukaay dinañ ko yokk ngir gunge ñi fas yéene dem foofule te thème bi ñu tànn ren muy éducation familiale daanaka moom mooy baasu lépp dañ ci ànd ak Aminata Mbaari Sow ak Youssou Baro. pèlerinage national de Popenguine bi toll ci 134e édition ñëpp xam nañ ne que toog nañu ñaari at yoo xam ne pandémie bi moo amoon. pèlerinage amul waaye tamit di fàttale ci wàll boobu que Covid bi jógewu fi donc danañu ñëw ci ay mesures yoo xam ne maanaam jël taxawaay yu mët pour que pèlerinage bi lépp lu jëm ci wàllu kaarange doomu aadama yi lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram doomu aadama yi ñi nga xam ne ñoo ko ŋànk muy service de l'État yi dinañ ci am taxawaay bu mucc ayib di wax rek ne que li sabab pèlerinage ren bi thème bi dafa jëm ci wàllu njaboot dañu gis ne que léegi lépp lu jëm ci wàllu njaboot kër yi tas nañu ndax kenn talatul dara àdduna moo ni mel wante dañuy woote rek ci à travers thème bi nga xam ne moom mooy la famille maanaam wàllu njaboot ñu delloo si xel yi delloo si jikko yi fa njaboot daan doonee benn muy jëmale kanam la société ñu mun ci delluwaat. ñu wax ci cosaan ak aada ak Biennale Dakar 2022 wàllum architecture tamit fës na fa loolu ndax ñi yëngatu ci wàllum cosaan ak aada nekk na li leen yitteel bu baax a baax am na ndaje sax buñ ci amal ci diggante ay historiens ay chercheurs artistes ak architectes ñu ànd ci ak centre canadien de l'architecture liñ ci nam mooy fexe ba xam lan la architecture def ci taarix rawatina ci wàllum colonisation Ibou Diouf ak Pape Sangone Mbaye. nan la ñu mën a sukkandikoo ci tabax yi ak melokaanu yenn makkaan yi ngir mën a xam askan wi ni ñu doon dundee ci jamonoy colonisation loolee la boroom xam-xam yi sumb. c'est une sorte, je dirais pas une vision panafricaine. mënees naa wax ab gis-gis la rek loo xamante ne ay kàngam ñoo ci bokk di ci liggéey ci wàllu architecture ñu ngi fii nag tamit ngir jàng
ndax ñu ngi ay historien ay architecte ay artiste ñu ngi tàmbale ne projet bi 2019 te yaakaar nañ ne dinañ ci am li ñu bëgg. C'est à Addis Abeba en Éthiopie. ci njàppandalu centre canadien de l'architecture bi nga xamante ne atum 2019 ak léegi taxawal na ay projet ngir yombal bi la liggéey. donc mu ñële peut-être am na wàll woo xam ne ñoom ñoo ci gënoon libre ñun am na wàll woo xam ne gënuñu ci libre boo xoolee fii sax li fi nekk en termes d'architecture dañuy wax ay patrimoine historique classé donc ça veut dire que ne bâtiment yooyu dañu ko bëgg conserver bëgguñu kenn yàq ko mais en même temps boo xoolee am na ay pays africains yoo xam ne dañuy xool ñoom li nga xam ne hérité nañ ko ci colonisation bi est-ce que du aajuwul ñu dindi loolu yëpp pour rebâtir leneen loo xam ne seen yëfi bopp la pour mu identifier leen pour ñoom ñu xool seen i dundi nan lañ ko bëgg a doxale loo xam ne dafay nekk seen yëfi. ñoom ñi ñëpp di ay kàngam ñu seen xam-xam màcc jëm ci wàllu architecture makkaan yi dëkkuwaay yi ak ni nga xamante ne noonu la dëkk yi màggee. On va publier une anthologie. bu ñu noppee ci liggéey bi dinañ fësal benn téere naan ko anthologie ci loolee dinañ sukkandiku ci ay sources primaires ay information yu xamante ne dafa yàgg ci wàllu tabax ci wàllu nekkinu askan wi loolu tamit buñ ci noppee rek dinañ ko publier te ñi nga xamante ne waa CCA dinañ ci jàppale bu baax a baax muy centre canadien de l'architecture. Disons octobre 2022. ay kàngam yu bàyyeekoo ci ay réew yu bëri ñoo tase woon fii ci Ndakaaru ngir waxtaan ci li ñu wàllu architecte. xibaaru biti réew yi dañuy dem fële ca Burkina Faso foofu nag am na ñeenti mineur muy ñi nga xamante ni dañuy gas ñoo xam ne dañoo ñàkk seen bakken ci mine bi nga xam ne ab société canadienne moom moo ko moom mine de zinc la zinc lañ fay wut ca Perkowa nekk ca centre ouest réew ma ci benn communiqué bu ñu génn tey jëlee service information bu gouvernement bi nee na procureur au tribunal grande instance bu Kédougou di capitale régionale bu centre ouest bi dem na foofule laata minuit ba noppi dëggal na xibaar yooyu nga xam ne am nañ ko muy ñeenti mineur yi ñàkk seen bakken. fële ca États-Unis moom gàtt ñaar fukki nit ak benn ñàkk nañu seen bakken bokk na ci fukk ak juróom-ñeent ci ay élèves ay xale yu ndaw sax ak ñaari mag ci benn fetalante lañ leen faat démb ci ab école primaire bu nekk ca Texas moom mi def lu ni mel moom sax daanaka du mag waxambaane la fukki at ak juróom-ñett képp la tolloon police moom moo ko dóor bal moom tamit mu faatu Joe Biden di njiitu réew mi moom daanaka woote waat na ngir ñu xoolaat foofu États-Unis bu baax a baax dogal yi ñuy jël waaye tamit naka la ñuy fexe ba lijjanti armes à feu yi maanaam fetal yi ak ni muy circuler ak yomb gi mu yomb foofule ndax fukki fan ci ginnaaw itam gis nañ am na lu ni mel lu amoon fële ca Buffalo ñu jàpp ni Salvador Ramos moom mi def lu ni mel daanaka amul kenn ku ko jàppale moom képp moom moo ko def moom te ni mu reyee xale yooyu le ak ñaari prof yi nekk na lu méttee métti. laata muy ñëw ca école ba sax ñu ne dafa dóor ay sox kii di maamam ci boppam waaye maamam mujj wut ñàkk bakkenam gouverneur bu Texas moom defoon ab conférence de presse moom itam di naqarlu bu baax a baax li nga xam ne moo xew foofule ca États-Unis ca Texas dañuy jàll ci ponk bu mujj muy yëglekaay yi li ñu xëyee tey ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf juróom-ñaari sage ca conseil constitutionnel seen dogal bi ñu joxe démb yéenekaay yu bari xëy nañu di ko tàccu ak di bravo enquête le témoin ak Rewmi Quotidien ni ñu ko tuddee mooy sage dition baag la ca nekk enquête dina kay nee nañu moo di li gën ci Yewwi Askan Wi ak ci Benno Bokk Yaakaar ne seen liste yi ñu doon ragal ñu bañ a bokk ci wotey législatif yi ndax yi rëq-rëq yu direction générale des élections ne woon da ko caa gis ci anam yi ñu tëggee woon liste yi conseil constitutionnel dugalaat na liste yi waaye liste bu gëm sa bopp liste bu àndu nawle liste bu ànd jëfal Sénégal ak liste bu jàmmi gox yi yéenekaay bi nee nañu la ca direction générale des élections waxoon moom la ca conseil constitutionnel waxaat ñii di waa coalition Aar Sénégal anki dina kay nee nañu la ñu wax moo di seenum xel tey na ci li conseil constitutionnel wax nee nañu yëf yi mi ngi xeeñ ab dil le mandat bind ne conseil constitutionnel weddina direction générale des élections juróom-ñaari juge yi wali dinañu listub Yewwi Askan Wi ak bu Benno Bokk Yaakaar Sud Quotidien nañu waa Benno Bokk Yaakaar ak waa Yewwi Askan Wi bu ñu bokkee ci wotey député yi nañu ko santé juróom-ñaari sages ya ca conseil constitutionnel ndax ñoo leen sauvé journal lañ fa dolli ñu ci ne Yewwi ci Ndakaaru deewoon na ba noppi conseil constitutionnel moo ko dekkalaat Les Échos gis ne juróom-ñaari sage li ñu def moo di may loxo ponkal yi ñu jugaat mu di waa Benno Bokk Yaakaar di waa Yewwi Askan Wi ba noppi nag sàggane ñu ndaw ñi Moustapha Diakhaté ne ñu ci xët mu njëkk journal bi conseil constitutionnel jëfi buqat la def menace ak xupaate yi tàmbali woon a jug xaat moo tax ñu yolamal yëfi yombal ko teggi seen tànk Bougane Gueye Dany njiital gëm sa bopp moom li mu gëm ci décision bu juge conseil constitutionnel yi ba di ko wax ci journal La Tribune moo di seen dogal bi ay caaxaan la Bougane Gueye Dany ne ñu Macky Sall choisir na ay tokaaram gannaaw ba mu fexee ba néewal
doole opposition bi source wa nañu la Ousmane Sonko doon woote mu di ak insurrection du antu ndax juróom-ñaari juge yu conseil constitutionnel yi annulé nañu ko. Aminata Touré di laaj ci xët mu njëkk yéenekaay bi di source wa ndax kii du Ousmane Sonko du toog léeg-léeg di ñaan ngir réew mi jaxasoo. journal bi xamal nañu it ne donte conseil constitutionnel joxe nañu seenub dogal terewul waaye Yewwi Askan Wi ñoom nee nañu dañuy def recours ngir ñu invalider liste Benno Bokk Yaakaar bi ndax liste ba waratu bokk ci élection législative yi ne baaxul. Walf Quotidien nañu juróom-ñaari juge ya ca conseil constitutionnel joxe nañu seenub dogal defal waaye Yewwi li ñu bëggoon ba waaye Yewwi Askan Wi bëgg ca lool waaye nag nañu def ndànk ndax ñoo ngi bëgg ci seen musiba. cadeau empoisonné di neexal lu ànd ak tooke la ci yéenekaay bi gis ñu gis bu ni xaw a mel ci le vrai journal jàngatam moo di conseil constitutionnel xàllal na Macky Sall yoon wu muy jaar ngir mën a yóotu troisième mandat la yéenekaay dañu xamal ne ginnaaw coow ak jaxasoo yi woon ci liste yu Benno Bokk Yaakaar yeeg yu Yewwi Askan Wi ci élection législative yi ñu jëm juróom-ñaari sage conseil constitutionnel yi delloo nañu ñëpp ba ñu yam ku xëy yam ci xët mu njëkk l'Observateur la nga fay fekk moo di photob Fatou Kiné Gaye mi ñu faatoon ci Pikine Rue 10 ak photob Khassimou Ba mi ñu ne moo ko faat Khassimou Ba l'Observateur nee nañu police jàpp na ndayam mbiri enquête bi ñuy def moo tax ñu arrêté ko jabaram it ay mbokkam dem nañu jëli ko ndax li Khassimou waxoon keroog ba ñu ko jàppe ne jabar ji moo ko teg pression bu rëy ngir seen ngénte ba taxoon mu dem def li mu def wax jooje journal bi nee nañu moo neexul mbokki ndaw si ba tax ñu dem jëli seen doom l'Observateur xamal nañu it ne keroog ngénte la imam bi ñëwoon ngir di tudd liir bi dafa mujjee gedd dem yoonam yoon di police mi tëye Khassimou Ba journal bi nee nañu yóbbu woon nañu ko démb ci multiservice ba mu reye woon Kiné Gaye doon def ak moom li ñu naan reconstitution des faits maanaam mu jaaraat fa mu jaaroon ba muy def ñaawte foofee ci kanamu enquêteurs yi Les Échos nañu waa sûreté urbaine ñoo ko fa yóbbu woon jox ko paakab kawsu mu wan leen ni mu jamee Kiné Gaye fanweeri jam-jami paaka yi ak juróom-ñaar yéenekaay bi nañu ba mu leen koy wan nag jooy na fa bay bëgg a dee libération nañu waa sûreté urbaine cerné nañu ko moom Khassimou Ba ni ko journal bi tuddee moo di ab psychopathe boo xam ne xaalis jaral na ko nit dee du jaas la wala fi wax ma sëgg sa ngém ba sama xol ngir yegge leen xibaar bu tiis bi l'Observateur indi ci xëtamu njëkk Ablaye Ndiaye mi génn àdduna démb la xëy di ñu tàgge L'Obs wax nañu yu bari ci ay jaar-jaaram moom Ndiaye ñii na Ndiaye TFM ñii na Ndiaye Kouthia ñeent fukki at ak juróom la amoon bi muy faatu démb. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye yéen itam sant leen gërëm leen ci ànd beeg télévision Futurs Médias rédaction bi di leen dig daje fileek ngoon incha allah ci yeneen jotaay xibaar léegi rek dañuy tàggatoo ak yéen ci image yu robu kii di Abdoulaye Ndiaye teñ ko doon amal sànq rek ca sëg ya nekk fële ca Yoff jàmmalaay encore une fois di ñaan suñu borom yeesal ñërmandem ci kawam xaare ko aljana yi gën a kawe ci barke Seydina Mohamed alayhi salaatu wasalaam jërë ngeen jëf.